salaamaaleykum suñu mbokku internet yi ñuy topp ci Sénégal7.com ñu ngi fii ci Ndar démb ba ñu defee le tour de la banlieue dakaroise dem Kër Massar dem Yëmbal dem Thiaroye dem fi nga xam ne mooy ginnaaw raay tey kii di président mouvement gëm sa bopp mi ngi fii ci Ndar tey dafa nar a ñëwaat moom it xool ñi nga xamante ni ñi ngi dund ak ndox mi fii ci Ndar ñi nga xamante ni inondation yi nangu nañ seen i kër ñi nga xamante ne ñi ngi jànkoonteeg ay problèmes yi kii ci loolu moom mi ngi ci yoon bi ñun ñu ngi ci entrée Ndar di ko xaar ci loolu dañuy ñëw tase waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo ko teewal fii ci Ndar ni waa gëm sa bopp Ndar ñu jël ci benn jigéen mu ñëw wax ak ñun ci ñoom waa Ndar ni ñuy dundee inondation yi ak lan la ñuy xaar ci ñëw kii di président Bougane Gueye Dany soxna si tur bi. man maa ngi tudd Mame Diarra Thiaw présidente gëm sa bopp Bougane Gueye Dany. gëm sa bopp Bougane Gueye Dany président Bougane Gueye Dany démb wër na banlieue dakaroise def na fa ay dons jàppale na ñi mbënd mi sonal foofu tey mi ngi ñëw Ndar yéen na ngeen dundee inondation yi d'abord. fii si Ndar moom vraiment métti goo xamee ni comme moom dem na ba ñëw ne day dugal loxoom day jàppale waa Ndar kon ñoo ngi ko ciy sant di ko ci gërëm parce que actuellement nii Ndar gi yëpp dem nañ fa dem ñoo ngi woon ci terrain bi liggéey nañ fii lu bëree bëri xam naa ne incha allah moom dañuy koy xaar mu egsi rek eggale li ci des. lan ngeen di xaar exactement. lan la ñuy xaar parce que mi ngi ñëw pour dimbali waa Ndar parce que waa Ndar sonn nañu ndox mi sonal na leen ndox yi ñi ngi dugg seen néeg yi amatuñu fu ñu toggee amatu fu ñu tëdd. amatuñu lenn lu ñuy def lépp lu ñuy def ci biti yi lañ koy defee même seen douche yeeg yëpp feneen la ñuy génn di dem xam nga ni loolu métti na torop Bougane tamit bi mu déggee loolu mu ne vraiment moom tamit dëkkam la war na ñëw doomu dëkk bi la doomu Ndar la war na ñëw jàppale ay mbokkam ay rakkam ay frère am ay nijaayam ay maamam ñëpp ci biir dëkk bi waaw incha allah rabbi daal ñoo ngi koy xaar mu ñëw ci jàmm ak salaam indaale yi mu indaale moto pompe yi nag. abalewu ko defu ko dara daf koy maye dina la may carburant may leen moto pompe yi bàyyi leen ko fi te quartier yi ci Ndar yëpp dem nañ fa nag demoon nañ si terrain bi liggéey nañu lépp incha allah rabbi moom rek la ñuy xaar bu egsee ñu def liggéey bi ak moom waaw merci beaucoup. yéen a ko déggandoo mu ngi nekk noonu présidente mouvement gëm sa bopp fii ci Ndar nga xam ne moo fi teewal kii di Bougane Gueye Dany wax na nee na ñoom ñi ngi koy xaar ñi ngi xaar ndimbal pour askan bi ñi ngi xaar jàppale pour askan bi te ñi ngi xaar aussi président Bougane Gueye Dany indi fii ay moto pompe indi fii carburant pour nga xamante ne askan yooyu nga xamante ne seen dëkkuwaay yi ndox mi nangu na ko askan yooyu nga xamante ne am nañ problème sax pour dugg ci toilette yi ñu mun a alléger wu un peu léegi au delà de ça yéen waa gëm sa bopp nan ngeen taxawoo fii ci Ndar. non ñun ñoo ngi ci bay suñu waar bu baax a baax di leen jàppale di leen dem di leen nemmeeku di xool seen kër yi di xool situation yi ñuy dund mais ak ku mu mën di doon ci Ndar situation yi metti na torop tar na torop ku ci nekk li ma la wax rek amatuñu fu ñu dëkk amatuñu fu ñu tëdd amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu naan dugg nañ ci kër yoo xamee nii da nga leen di yërëm bu ñuy togg ay mool la ñuy tegale di ci togg même douche yi ci mbedd yi la ñuy dem amatuñu fu ñu taxaw seen néeg yëpp lap yëpp seen lal yeeg seen armoire yi yëpp a ngi ci ndox mi vraiment am na ci ñoo xamee ni vraiment ay ñu mat a dimbali la te président Bougane incha allah rabbi ñooñu dina leen jàppale bu baax a baax parce que ñooñu am na ñoo xamee ni ay handicapé lañu sonn nañu ay maire yu feebar lañu ay paa yu feebar ñu ngi ci biir ndox mi dañu dem ba nga xam ne dañu sonn amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu naan mais foofu yëpp dem nañ fa. kon yéen identifier ngeen ñi soxla ndimbal fii ci Ndar te nga xamante ne kii di président Bougane Gueye Dany jiite mouvement bi ngeen bokk boobu noonu bu ñëwee dafay dem directement yóbbu leen ndimbal yooyu. waaw incha allah rabbi bu demee dafay am na ci parti yoo xam ne dañ fay dem yóbbu ndimbal yi mais am na parti yoo xamee ne après ñun ñooy dem porte à porte yóbbu leen ndimbal yooyu parce que du mënul fu nekk mu dugg fa mais ñun recensé nañu ay kër yoo xamee ni vraiment ñu sonn lool waaw ñu sonn lool mais du fa mën dugg fépp ndax temps bi moo tax du ko mate mais après ñun bu demee ñun équipe bi fi nekk équipe bu gëm sa bopp ñun ñooy doxaat ñooy toppaat kër a kër
fépp ko amoon problème diisoon ñu soxloom ci Bougane Gueye Dany yàlla bu yaakaar tas te yaakaar nañ ne président incha allah waxtaan nañoo ak moom dina def lépp incha allah lu maximum lu mu mën dina ko def lu mu mën dina ko def waaw. jërëjëf ki ñu doon waxtaanal léegi moo nekk présidente gëm sa bopp fii ci Ndar mooy mouvement bi nga xamante ne ki ko jiite mooy soxna Mame Diarra Thiaw. waaw moom moo fi teewal gëm sa bopp bi nga xamante ne mooy mouvement bi président Bougane Gueye Dany jiite léegi dañuy déplacé wu fii léegi ñu gis ampleur taw bi gis pompe yi fii gis ndoxu taw bi lu mu fi def waaw ñu ngi fii soor moo nekk ci ñu ngi Sor Diagne moo nekk ci entrée Ndar au niveau ci juuti bi léegi nag ñu ngi jéggi tali léegi yéen a ngi gis noonu comme Dakar ni mu amee am na ay tata yu dem pompe yaa ngi noonu ndox bi ñu ngi koy pompe mais lii rek doyul loolu la président Bougane Gueye Dany ak mouvement gëm sa bopp bëgg a ñëw bëgg a ñëw jàppale ci xeex boobu nga xamante ne dina mun a permettre ñii di waa askanu Ndar ñu mun a soulager wu alléger wu un peu pour que ñu mun a dund ni ñu doon dundee ndax ndoxu taw bi sonal na leen ndoxu taw bi nangu na seen i dëkkuwaay te mi ngi leen di dunduloo ay benn vie bu xaw a metti lool yéen a ngi koy gis noonu mbokk internet yi di ñu suivre fii ci Sénégal 7 ndox maa ngi nii bët yéen a ngi koy gisal seen bopp ndox maa ngi noonu pompe yaa ngi noonu ñu ngi koy pompe pour mu jóge ci kër yi ndax kër yëpp la ndox mi jëm fii nag mooy Sor Diagne moo nekk ci booy dugg Ndar au niveau juuti bi booy dugg Ndar rek à sa gauche foofu la quartier bi nekk foofu nag ndox mi nii la def ñu ngi koy pomper muy jéggi tali bi pour wala ngaan dugg ci dex bi noonu lañ nekk di def nii fii ci Sor Diagne léegi nag ak situation yi yëpp président Bougane Gueye Dany bu mouvement gën sa bopp mi ngi ñëw bu ñëwee nag moom day indi yokku ndimbalam indi jàppaleem ci askanu Ndar pour que ñu mun a xeex ak inondation yi pour que ñu mun a dund ak inondation yi ñuy jànkonteel parce que yombul si ñoom parce que metti na si ñoom. TV ñu ñuy topp ci Facebook ñu ñuy topp ci Twitter ñu ñuy topp ci YouTube ñu ngi fii ci entrée Ndar nag mooy Saint-Louis ancienne capitale du Sénégal fii nag dañ fi ñëw parce que kii di président mouvement gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany moo fi nar a ñëw apporter ay ndimbal askan wi nga xamante ni ñu ngi jànkoonteel inondation yi yéen a ngi koy gis noonu Bougane Gueye Dany mooy dugg si noonu ak cortège am mi ngi noonu ci oto bu ñuul boobu muy dawalal boppam moom ak waa mouvement gëm sa bopp yëpp ñu ngi ñëw pour indil seen njàppale ñii di waa Ndar pour jàppale leen ñu mun a dund ak inondation yi ak ndox yi nga xamante ne ñu ngi sonal askan wi. voilà mi ngi noonu wàcc na ci otoom sol yére bu ñuul mooy moom Bougane Gueye Dany président mouvement gëm sa bopp mi ngi nii yegg si na ci Ndar waaw mi ngi
mi ngi noonu président sa premier Ça va mot bien? Ndar. Très bien, naka mbir yi? Président, sa premier mot Ndar. Ben écoutez, premier mot, je suis chez moi. Ben voilà, je suis chez moi. Allez, on y va? ok yaa ngi dégg nee na yegg si na këram yegg si na dëkkam muy Ndar moom président Bougane Gueye Dany léegi nag dañuy jëlaat cortège bi dem comme niñ ko defee woon fële ca Ndakaaru. may leen gars yi balaa gars yi di ñu sànq. waaw waaw. ok léegi dañuy def comme ni ñu defoon dem ñëw dem fii nga xamante ne mooy Sor Diagne ngi nga xamante ne mooy quartier bi ngay njëkk a jot booy dugg Saint-Louis boo ñëwee ba ci juuti bi à ta gauche boo jógee Ndakaaru boo jógee yoonu Louga bi boo ñëwee à ta gauche quartier bi ngay njëkk a dugg mooy Sor Diagne mi ngi nekk si léegi nag fii la dañuy njëkk a ñëw fii nag la inondé yi impacté inondation yi njëkk ci Ndar moom la président Bougane Gueye Dany ñu war a seet si bu leen seet see nag du ñëw ak loxoy neen moom ak waa mouvement gëm sa bopp yëpp dañuy ñëw indi seen jàppale bu symbolique askan wi nga xamante ne ñooy yeewoo fii ci Saint-Louis maanaam Ndar léegi nag mi ngi nale di dajale délégation am di wàcc si fii nga xamante ne askan wi ndox mi nangu na seen i dëkkuwaay ndox maa ngi noonu mbay ñu ngi nii di dem dugg ci biir dëkk waay bi fi nga xamante ne bus tata yi fii la ñuy gaare nekk ci koñ bii di ci quartier bi di Sor fii la Bougane Gueye Dany di njëkkee mook waa mouvement gëm sa bopp ñoom fii la ñuy njëkkee pour apporter seen ndimbal askan wi nag yéen a ngi koy gis noonu image yaa ngi noonu ndox mi def na lu doy waar seen dëkkuwaay ndox mi yàqu na seen dëkkuwaay ndox mi ñenn ñi nangu na seen dëkkuwaay léegi nag ñoom bu ñu ñëwee du ñëw ay loxoy neen ndax comme ni ñu ko defee Kër Massar defee ko Yëmbal defee ko Caaroy ak Gannaaw Raay dinañ apporter ay moto pompe dinañ apporter carburant pour jàppale askan wi ñu jëlee fi ndox mi nga xamante ne daanaka envahir na leen ñoom nag ñu ngi noonu Bougane Gueye mi ngi ci otoom di ñëw cortège baa ngi noonu waa koñ bi génn nañ ñu ngi nii di xaar waa mouvement gëm sa bopp nga xamante ne dañ fi ñëw ànd ak seen njiit pour apporter leen seen ndimbal ndax ñoom soxla nañ ko lool ñoom waa koñ bi di ndax ndox mi taw keroog yi sonal na leen. ok góor gi yéen a dëkk fii ci Sor waaw nan ngeen di dundee inondation yi. waaw xanaa métti rek macha allah ndox mi moom bare na macha allah teel na nu mën sax dem ci lieu de culte yi pour mën a jaamu yàlla. waaw te dugg na ci kër yi nga xamante ni yu bari yu mu daawul dugg sax dugg na fa ba nit ñu bari daal daanaka danoo mujj génn seen biir kër yi école baa ngi nii mais dafa fees dell ak ndox CM baa ngi fii dafa fees dell ak ndox am na ay cuvette yu nekk fii am pagaay yu nga xamante ni seen borom dañoo mujj génn dem wuti feneen fu ñu nekk waaw. nan ngeen gisee ndimbal bi nga xamante ne kii di président Bougane Gueye Dany bu mouvement gëm sa bopp mi ngi ñëw fii pour indil ko askan wi fii yeewoo. waaw loolu moom sant yàlla rek lañ ciy def parce que ñun amuñu lu dul Sor Diagne
fii rek la ñu am sunu jumaa ji la ñu am sunu école bi la ñu am sunu kër yi la ñu am sunu mbedd yi la ñu am bu buggaan ñëwee di fi def dara rek dafa fekk ne day dal sunu xel dañ ciy kontaan lool am ci mbégte parce que ñun daal loolu la ñu bëgg képp ku ñëw daal fii na nga fekk sunu rangooñ nga feral ko loolu daal la ñu bëgg waaw. yéen ñoo ko déggandoo kii di benn notable ci Sor Diagne moo ñu sànni kàddu yooyu ñu demaat ci keneen di moom it notable fii ci dëkk bi Papa nan ngeen dundee inondation yi ak ndimbal bi nga xam ne kii di seen doom Bougane Gueye Dany ak waa mouvement gëm sa bopp ñu ngi ñëw pour indil leen. waaw inondation bi de ni ko ñëpp dund rek lañ ko dundee metti na lool parce que depuis bu mu commencé taw ba léegi am na borom kër yoo xam ne ak seen njaboot nelawatuñu ñenn ñi amuñu sax fu ñu dem ndax école yi moo daan nekk sauvetage yi fa lañ daan yóbbu nit ñi léegi école yi dañu fees dell kon nag li mu ñu mën a dimbalee daal mooy sunu école bi ak sunu jumaa ji nga xam ne accès bi sax mënatuñ fa def ak kër yi nga xam ne yëpp seen i borom mënatuñ fa noyyi mënatuñ fa toog ndimbal bi daal foofu lañ ko gën a soxlaa te ñu ngi koy ñaan yàlla it mu jàppale ñu ci bu baax. ok ñu ngi koy gisee noonu président Bougane Gueye Dany wàcc na ci oto bi mi ngi dem à la rencontre de la population de Sor Diagne waaw. naka mbir yi. macha allah na ngeen def maa ngi ci jàmm Paate naka xéwal yi noo def ak coono jërëjëf Paate baa ngi am jàmm natu baax imam noo def ak coono alhamdulilah jërëjëf imam sant nañ bu baax jërëjëf sant bu baax jërëjëfati ñu ngi leen di masawu ñu ngi leen di masawu jërëjëfati dañu ñëw rek xool si incha allah masawu leen incha allah bokk ak yéen jafe-jafe incha allah voilà jërëjëf seen mbokk seen xarit seen doomu ndar comme yéen aussi ça jërëjëf voilà jërëjëf sans casquette rafet na rafetal nañ ko bu baax voilà incha allah rafetal nañ ko bu baax yal na yàlla fay la jéegu jërëjëf yal na yàlla fay la jéegu macha allah jërëjëf bismillah daal moom moo ñu tax a mi ngi noonu Bougane Gueye Dany imam bi ak ñii di waa notable yi quartier bi di Sor Diagne nekk fii ci Ndar ñoo ko waaw délégation baa ngi noonu président Bougane Gueye Dany ànd ak les notables de Sor Diagne ñu ngi noonu di dem ci fi nga xamante ne ci biir koñ bi la fii inondation yi sonalee nit ñi ñu ngi noonu di dem ndox yaa ngi noonu ñu ngi lu ñuy gën a dem rek di gis impact bu taw yi am fii ci population bi di yeewoo ci Sor Diagne. waaw mu nekk situation ba nga xamante ne xaw na doy waar mbokk internet yi ñuy suivre ci Sénégal 7 TV sénégal7.com ñu ngi situation ba. donc dina leen jox 200 litres de carburant ak une enveloppe de 150 000 nga xam ne dina leen mën a dimbali ci yenn dépenses yi ngeen di def gis nañ ne am ngeen ay pompe donc dina mën a dimbali également ci lu manque ndox mi donc lii daal moom mooy soutien symbolique bi. wéeruñu ko ci dara it taxaaruñu ci it dara voilà lii daal colonel moo doon taxawaay. voilà c'est ça. waaw defe naa ni lii mu def lii Bougane Gueye Dany def waa Ndar yëpp dañ ci war gis seen bopp am si fierté itam ndax li may wax xaleelu Ndar yi rek waxtu nekk dama naa leen dañu war roy si Bougane Gueye Dany ndar la waaye gis nañ ko ni mu xarañee ba nga xam ni moom dafa nekk lu ñuy wax self made man may koo xam ni yow yaa xeexal sa bopp ba tey fi nga egsi tey nga indi fi sa bopp xarañ boobu nga xam ni xaarul woon si kenn dara moo tax mais li nekk si suuf li ko lal mooy bëgg bi mu bëgg askanam fii si Ndar lu xew dana taxaw muy te yemul sax si Ndar waaye loolu ñun suñu fierté la suñ ko gisee muy defal ñeneen sax
ñu xam ni moom sénégalais yëpp ñoo ko ñor moo tax damay ñaax rek suñu jeunes yi ñu nekk Ndar nañ di xool si moom pour que mën a li mu achevé ñoom tam ñu mën ko achevé en tout cas di leen masawu itam comme ni mu ko waxee rek ndax lii metti na trop waaye macha allah xam leen ni maa ngi ñaan itam ñeneen ñi nga xam ne Ndar la ñu dëkk ñu def tey li nga xam ni moom la Bougane def koo xam ni mën nga am nga ko te mën nga ko nga ñëw def si sa loxo comme ça pour alléger souffrance su population loolu laa amoon di leen masawu encore une fois. alhamdulilah rabbil alamin dañu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Bougane bu baax ci ñëwam bi mu ñëwee fii ci turu Ndar yëpp ci turu Sor Diagne yëpp nag lii Bougane Gueye Dany mi ngi noonu mi ngi dugg ci kër yi mi ngi dugg ci benn kër ba nga xamante ne kër gi moom it lii di ndox mi sonal na leen ndox bi sonal na leen ndox bi yegg na seen dëkkuwaay. génn ñaari yoon génn duggaat. mbir yaa ngi nii daal fii ci Sor Diagne nekk ci entrée Saint-Louis di dëkk bi nga xamante ne fii la Bougane Gueye Dany ñëw tey waaw ngi noonu ndox maa ngi noonu kontaan naa bu baax même bu fa romboon signalé loo ko sax da ngay xam parce que nit da nga koy yëg moo xam ne yëg nga ko te lii nag ab yëgte nuñ ko def ngeen ànd ak suñu délégué de quartier ànd ak suñu imam ànd ak suñu ay responsable ñu indi leen wan leen ni bi këru militant yi nii nu mel duñ ciy kontaan waaw daanu kontaan waaw. mais comme je dis rek suñuy mbokk la ñu ñëw voilà mais en tout cas c'est difficile jërëjëf papa. ok mi ngi noonu. gannaaw Sor Diagne ñu ngi fii ci Pikine ginnaaw raay di beneen quartier bu nekk fii ci Ndar quartier ba nga xamante ne nii que ñëpp di dundee ñoom lañ ko dundee mooy ndox mi dafa nangu seen kër ndox mi dafay nangu seen dëkkuwaay Bougane Gueye Dany ñëw indi fii moom ak mouvement gëm sa bopp ñëw indi fi ay ndimbal ak njàppale yoo xamante ne askan yi fii yeewoo lañ ko jagleel. yow paa nga bu ma nekkee mère kay nga nekk paa. dëgg la. ça va maa ngi ci jàmm ñii fi ñu ci jàmm alhamdulilah c'est un plaisir jërëjëf. askan wi di yeewoo fii di Pikine ginnaaw raay nekk quartier Pikine ginnaaw raay nekk quartier bu nekk ci Ndar ñu ngi noonu comme niñ ko seetloo fële ci Pikine ginnaaw raay bu Ndakaaru fii it Pikine di ginnaaw raay bu Ndar ndox bi. fii ma ngi nii waxal kañ lañ ko évacué merci ma ngi nii moom këram a ngi ne ma ngi nii en fait waaw mouvement gëm sa bopp ñu ngi fii ba tey ci Pikine ginnaaw raay nekk beneen quartier bu nekk ci Ndar ñuy gis ndox mi nu mu def dëkkuwaay yi ñuy gis nit ñi askan wi fii yeewoo jafe-jafe yi ñuy dund ak ndox mi nag mi ngi nii nangu na ay kër am na ñu ñu déplacé am na ñoo xam ne dañu génn ñu héberger leen ci yeneen kër image yaa ngi noonu gis nga kër yaa ngi noonu président Bougane Gueye mi ngi taxaw ci buntu kër gi di gis waaw
situation baa ngi. parce que suñu manqué fii day wàcc mais su wàccee 10 minutes day yéegaat ndax mi day ball bon am na beneen kër gis toog bi mu taxoon aussi séparé maire moom sax dafa ma faf mere parce que dafay defee nii damay manqué kër yi ba bàyyi ko ma nga nee taxaw mi ngi nii moom ñii dañuy ball am na ñu fi jaar te defuñu ko tax bii nga nangu tax waaye nag sa papa sa yaay def ko liggéeyal nga war a ay masuuliyal situation baa ngi noonu génn na ci kër googu ñu ngi dem ci beneen kër boo xamante ne tamit ampleur inondation yi kenn mënu ko wax ak i moo kese il faut que ñu wan leen image yi ngeen gis ko ngeen gis nan la ndox mi def dëkkuwaay yi. moom chaque année dañ koy dugalal machine chaque année mi ngi nii tey ren ji maire Wade may ma àggale mi ngi nii chaque année dañ koy dugalal machine ren ji aw ma raakool bu ko ma jot ba tax ma mën fi dugal machine mi ngi nii dafa ma mere sañ loolu dafa ma ci non da mere sekkere da nga may mere sekkere parce que xam naa ni nga ma daan nuyoo ak ni nga ma nuyoo barki démb kee dafa ñëw ni mu waxee ak man ton boobu te mënu ma ci dara mi ngi nii yéen nag yéen non da nga may dégg may ma rek yéen a ma war a dimbali pour ma dimbali leen yéen a ma war a dimbali pour ma dimbali leen kon na ngeen ma dimbali leen ñu ngi nii ah su ma amee raakol 400 mètres dana ma arrangé ma xam ne dama koy jëlee fi yóbbu ko direct dig ba il faut ma fii laay jëlee dem ba dig ba raakol yi day bët day du kii bogaan dali la waaw ma ngi nii ndox maa ngi nii kii machine dong moo ko mën génnee machine laa fiy def tous les chaque année ma ngi nii bu dul dëgg da nga naan du dëgg parce que man du ma politique bu dul dëgg rek neel maire du dëgg bu ma neexal bu leen neexal lu ci amul rek da nga naan amul c'est ça man noonu laay dundee ni may dundee ak yéen laay dundee ak ñii soit dañuy dem maag yéen ñoo fiy des li ma leen di wax moom laa leen di wax du ma leen neexal ñoom du ma leen neexal yow pour nga xam loolu man si dëgg laay wéy mi ngi nii chaque année raakool laa fiy dugal ren c'est dommage aw ma raakool bu ko jot dafa ma mere seekare mi ngi nii bon on y va. waa kay dégg nañ témoignage yi nga xamante ne kii di délégué de quartier bi def na ko ci kii yu ak expression besoin yu mu wax pour mun a rek jëlee ndox bi nga xamante ne moom rek moo mun a soulager waa kër gi waaye it waa koñ bi yëpp ndax ndox mi def na fi ay dégâts yu xaw a doy waar def na fi dégâts yu doy waar. délégation baa ngi dem noonu mi ngi noonu dem. ñoo góorgóorlu ba jënd ko ñoo ko jënd seen propre argent ani njiin ani Baye Gueye ana Baye Gueye pompe bi daal ñoom waa secteur bi ñoom ñoo cotiser seen xaalis ba jënd pompe bi raakool yi raakoolu mairie la woon man maa amoon engagement bi man lañ ko joxoon pour ma koy def ci machine bee sama buntu kër comme du ma liggéey vendredi ma démonter raakool yi jox leen pour ñoom ñu mën ci caftalu ba vendredi bi jeex tey bi ma ñëwee bëgg a récupérer ma fekk leen ñuy dóor ma bàyyee leen ko gisoo machine bi sama kër mi ngi noonu dafa fay raakool baa ngi noonu di taal bi parce que à cause de machine bi parce que amuñu raakool yi nga xam si mën na compléter li ma soxla waaw moo tax ma jël raakool bi
jox leen ko pour ñoom ñu gis ci seen bopp mais ñoom ñoo cotiser seen xaalis jënd ko il faut que ça soit clair man nag sama dërëm demu ci parce que mënu may joxe sama doole di joxe leneen ah sama dërëm demu ci non loolu intéressé wu na kii dégg rek ñoom mii keroog bi ñu wut si raakool bi moom mii moo ñëw ba tax ñu jox leen raakool bi amuñu raakool ñoom ñoo jënd machine bi man nag sama dërëm demu si ñoom ñoo ko jënd mais am nañu problème mu raakool ñoom ñii tey léegi nii su ma dindi woon raakool bi nii ñoom dañuy fay na ngi nii raakool bi ma doon manqué moom laa leen jox su ma ko dindi woon léegi nii ñoom dañuy fay. D'accord alors jërëjëf dégg naa gis naa lépp. am na ñu gën a critique nag. waaw j'imagine. Waaw. Alors léegi dinañ la jox benn raccord bu mel ni même chose bu 50 mètres 100 litres de carburant ak une enveloppe de 100 000 juste pour ce que vous êtes en train de faire il faut qu'on soit très clair c'est pas pour qui que ce soit pour yow mi def liggéey bi la pour liggéey bi ngay def aussi simple il faut que les gens comprennent de manière très claire que nit kuy def social ci social bi la ñu nekk ci loolu la ñuy dox on est Saint-Louisien comme vous on l'a fait ça ailleurs c'est normal que ñu ñëw fii ñu dëkk defe ko fi xaaruñu ci dara wutuñu ci dara bokk ak yéen jafe-jafe bi ngeen di dund jeex na lii dong la voilà vous avez 100 litres de carburant 100 000 francs et elle va te remettre dina la jox rapport bu 50 mètres nga xam ne dina la mën a gérer lii ngay def voilà. En tout cas bu ñu mënee dimbali ci moto pompe ak raakool xaalis bi neex na trop mais moo ñu gënal parce que lii baax na trop mais daf ñuy tas après rek non je comprends xam naa li tax ma wax la nga xam naa fi ma dëkk xam naa secteur bi ma dëkk lii nga ñuy jot xaalis bi baax na trop mais nga joxoon ñu matériel moo ñu ko gënal waaye nag wërsëgu jàmbur ku say wajaa set war koo gërëm matériel la waaw c'est du matériel sant nañ la ci bu mais baax xam nga am na leneen loo xam ne c'est des dépenses vous êtes obligé de cotiser waaw loolu dana leen ko teggi moo tax ma leeral de manière très claire que lii pour liggéey bi la mu jeex rek c'est-à-dire que gis nga ni nga mel man ndar laa comme yow c'est-à-dire que lu may wax day leer fu lu may def day leer kon ma wax alxuraan Serigne Baye kon jeex na kon donc li ngay wax kon may wax xam naa kon jeex na en tout cas merci. daanaka mënu ma dajal fépp waaye fi nga xamante ne mën naa fa àgge rek ma àgg fa sama doole ñoom it ñu mën ci am école bii c'est la première fois bi ñu ko sampee ba léegi amul benn autorité bi nga xamante ne rek ñëw na fi pourtant am nañu député de mi ngi fii sorewul am nañu ay responsable politique sorewul waaye bu ndox bu ñëwee dañ koy dumóoyu président conseil de quartier jaaru fi kii mooy xamante ne moom mooy délégué de quartier jaaru fi amul kenn ku fiy teg sa tànk du IEF du IA waaw loolu moom sañ naa ko wax parce que environnement école bi man maa ko yore chaque année man maay dem ci ñoom ni leen école bi nu muy mel jaaduwul comme am leen les moyens qu'il faut léegi da ngeen di jël li nga xamante ne moom moo fi jot a nekk mooy ñoom ñu drainer ko bu ñu ko drainer ndox bi day dem te bu ndox bi demee ñun daan di am jàmm gis nga classe yaa ngi nii ouverture des classes noonu la ñuy sonne
li ma gën a métti nag moom mooy jeunes yi dañu tofi ci politique bi di nekk genn nee naa leen jeune warul nekk genn ndax genn du topp genn da ngay gëm sa bopp comme ni ko Bougane waxee gëm sa bopp le mot gëm sa bopp fii 18 classes la bu ñu koy nettoyé man maay ñëw maay nettoyé les 18 classes les 18 salles de classe maa koy nettoyé maay bale maay génne maay raxas maay def yëpp avant ouverture des classes mu jekk gars yi nam te du école bii rek de dinaa ko def école Pikine Tàkk dinaa ko def 4 écoles yoo xam te ñoo ngi fii ci biir Pikine te avant ñuy ubbi man maa koy defar te jeune boo woo mun la buñ la fay du ñëw nanu bàyyi loolu ndax école bii école du milieu la ñi nekk ci milieu bi ñoo ko war a mën a defar mais da ngay ñëw laaj cours du soir def ay yeneen ak yeneen mais buñ la soxla bu la école bi soxlaa nga bañ te yow boo soxlaa école bi chaque fois nga ñëw utiliser école bi boobu neex la nga dem looloo dul yoon école du milieu ñi nekk ci milieu bi ñoo ko war a mën a defar ndax lii mu mel nii jaaduwul yéen ñi teg leen seen bët jaaduwul tant que ouverture des classes jotul kenn du ko defar léegi nag li fa jot a nekk mur yeeg yëpp yàqu waaw bañ naa guddal trop ndaxte fi mu nekk nii yoon bi am na ñeneen ñu ñuy xaar. Internautes yu Sénégal 7 TV ñu ngi fii ci Eau Claire beneen quartier bu nekk fii ci Ndar di fekkaat même décor mooy ndox mi ni mu yàqatee ak ni mu nangoo dëkkuwaayu askan wi. Président Bougane Gueye Dany ñëw di xool condition yi nga xamante ne askan bi di yeewoo fii ci Eau Claire nekk ci. moom mooy secrétaire à l'organisation. ki taxaw noonu sa gannaaw mooy bàjjanu gox bi nga xam ni lu ñuy liggéey si gox bi si xale yi moom moo koy liggéey ce jeune la Malick Diaby c'est le secrétaire général du groupe bi ñu àndal di liggéey kii c'est l'imam du quartier moom la ñu àndal yaa ngi goos Moustapha mi ngi ànd ak ñun mi ngi ànd ak la jeunesse si ndox mi depuis 2 mois ànd ak xale yi ñoom benn commission boo xam ne association jeunesse bi ñu waxee loolu mooy tey ji képp kuy doomu Sénégal war nga mën jóg dugal sa loxo ndaxte dëkk bi la ñu am muy Sénégal mais ñun Ndar la ñu am Ndar ñun ñëpp ko bokk kër kii day nekk ci état kii nekk di opposé wu wala kii nekk ci mairie kii mais ñëpp ko bokk Ndar su baaxee ñëpp la baaxal kon ñun duñu def lu dul di la gërëm ci lii nga ñëw indi ko sa apport ci biir Jàmminaar ndaxte doomu Jàmminaar soxla nañ ko xëy na amoon nañu ay tawat daan soxla moto pompe mais tamit am na équipe bi fi jaar le maire de la ville jaar na fi joxe na accord am gis nañu président taxaw nañ dana structuré quartier bi loolu yëpp ci ay doxam la tey boo ñëwaatee yow indi sa ndimbal ci quartier bi duñ def lu rafetlu ko wax naa ko démb ñi nga yebal biñ ne da ngay ñëw indi sa apport sans politique j'ai dit que ni dans la vie nit ku nekk da ngay ñeme li ngay def parce que da nga jóg di yëngu ci politique tey mu am ay problème ci quartier bi ci Sénégal nga jóg yëngu ci yàlla mooy fay yàlla mën na la fay jéego yi nga def ak sa ñàkk bi ngay def loolu moo ci am solo li ñuy def daal mooy gannaaw di la ñaanal jàmm li nga xam ni indi nga ko quartier bi gis ko mu doon wàcc tal boo xam ne dana la amal njëriñ ëllëg parce que loolu la ñuy sàkku képp kuy def sa alal ci quartier wala ci dëkk bi c'est pour mu jëriñ la dara kon yàlla na yàlla fay moom mi nga xam moo am fay jërë ngeen jëf wasalaam. waaw kon nag ñu ngi leen di nuyu itam di leen wax suñu kontaante. jërëjëf si li ñu ñëw fii ma ànd ak nag sama xarit Bougane nag lu tax ma sawar ànd ak moom fii dafa di koo xam ni toujours li may wax rek dafa di ndaw boo xam ni dafa bëgg dëkkam waaye Ndar bi moo si raw ndax lu mu mënti def itam si réew mi du fàtte mukk cosaanam maanaam waa Ndar te loolu la wane tey te lii muy def aussi teguñu ko si benn politique dañ ko def action sociale la xam ne nit ñi am nañu métit nga ñëw nekk seen wet di leen dimbale donc action bi loolu rek moo ko waral waaye du leneen wax na ko léegi amul dara lu mu si seen tuuni benn du la tombé
waaye nag mu di loo xam ni soxla ngeen ko parce que xam naa ni affaire yi métti na si yëpp ñu ñëpp gis nañu mbënd mi ni mu ñu def waaye ñu naan yàlla rek yeneen Saint-Louisiens yi yeneen ndar-ndar yi nga xam ni am nañ ko te ñu mën ko ñu fexe ba def lu mel nii ku nekk ñëw dugal si sa loxo ndax su si ñëpp dugalee si loxo rek bañ uniquement bàyyi lépp si loxo état bi dafa naa ni ba tey dafay nekk un plus looloo tax ñuy saluer geste bi nga xam ni moom la Bougane Gueye Dany def fii si Ndar def na ko itam feneen di ko encourager itam te di encourager jeunes yi ñu roy si moom xam ni koo xam ni da nga jógal sa bopp liggéeyal sa bopp gëm sa bopp ba tey jii fi nga egsi fa te du nekkul si ndimbalu keneen waaye du dara dul sax xarañ moo tax exemple la aussi en plus de social bi muy def exemple la pour que jeunes yi roy si moom pour que ëllëg suñu jeunes Saint-Louisiens yëpp mën a nekk de jeunes entrepreneurs après ñu nekk de grands entrepreneurs voilà loolu la amoon. voilà lii ànd ak nag moto pompe boobu mooy carburant moo koy doxal moom it jox na ci lu tolloog 300 litres yaa nga xamante ne dina permettre waa Jaminaar yu mun a pomper ndox mi nga xamante câble yi ñuy pomper ci moto pompe yi muy yóbbu ndox mi ngi noonu moto pompe baa ngi noonu waa quartier bi yëpp di ko fekkee nga léegi mi ngi topp trace yi mu doon def fële ca Ndakaaru def ko Kër Massar Yëmbal buun ak Caaroy ak Ginnaaw Raay donc mi ngi répéter la même chose fii si Ndar waa mouvement Gëm sa bopp di def nag acte yi nag ñoom ñu jàpp ni nii du acte bu politique mais dañu Bougane jox na leen carburant bu doy kenn du jënd carburant kooku moom suñu baat ci kaw jërë ngeen jëf. lamp yi dafa manqué jub kii bi dama ko bëgg defar dal bi dama ko bëgg defar soorool bi dama ko bëgg def yaakaaruma si kenn ku dul yow ajjuma bee passé ko démb la doon deuxième vendredi nous comptons beaucoup sur vous vous êtes sur la bonne voie bu la kenn naxal bul tiit jubalal rek looy def na yàlla tax foo nekk tamit na nga jubal boo jubalee am li nga bëgg nit ci bëgg na la parce que yaa ngi dem si nit ñi lii mooy doomaal il faut aller vers les gens sa yaay nag ñoo ngi koy nuyu di ko ziar kontaan nañu lool ci yow yàlla na la yàlla fay bëgg nañu tamit machine pompe ndax des fois bu ñu tee bala ñi fi nekk di ñëw dañuy sonn buñ ko amoon nag gérer ko suñu bopp bu ne vër ñu taal génnee suñu ndox Bougane Ndar am na lu si yow yaakaar kaay xool jumaa ji la waaw non bay nga tuuti xaaral tuuti keroog bi sa tante gaañoo ci kër Thierno Daat fa la ñu daje ñu xam ne ay mbokk lañu yàlla moo la indi fii nag fekk ñu taxawal tàkkusaan ni ko Balla Jara waxe juma moom liggéeyam du jeex yaakaar naa ni daa ci dugalaat sa loxo parce que sa yaay moo ci jiitu mais yëg nañu say activité xam nañu it fa nga bëgg jëm te am nañu yaakaar ni daa fa egg parce que réew mi toll na fi nga xam ni ku bëgg a wax jàngoro yi fi nekk yëpp fi ngay fanaan yal na la yàlla jàppale yal na yàlla nekk sa ndimbal et am nañ ci yaakaar bu baax sàkk woon nañu sax sa bërëb yi nga fi am su ci juma bi mu ne am accès gën ñu gënal moo xam suñuy xut ba ñu koy jaarale foofu moo xam boo demee ba installé fi télévision ñu am ci cër loolu moom bëgg nañ ko di ko sàkkuwaat ci yow sàkk woon nañ ko mais di ko ñaanal di ko sàkkuwaat kon nag boo mu nee ak xool juma ji même booy taxaw si bunt bi sax xool ko envoyé suñu kër yi te gisuñu kenn ko ñu jàppale waaw guddeeg bëccëg nag si la ñuy fanaan dañuy as guddi di as bëccëg waaw jërëjëf waaw yéen a ko déggandoo noonu ñu ngi fii ci Léona beneen quartier bu nekk ci Ndar ñoom it ndox mi yéen a ngi gis image bi. bon avant tout ñuy rafet lu baax initiative bi
li président Bougane Gueye def nii ñëw déplacé wu fekk si population yi seen biir jafe-jafe ñëw nemmeeku parce que wax ci neex la sarax la amul dara sax ñëw partager nit ñi ak li ñuy dund ak jafe-jafe yi par rapport hivernage yi concernant fii nag suñu localité mooy cité police waaw fii moom Saint-Louis mën nañu on est laissé en rade par rapport à beaucoup de choses. amuñu éclairage public amuñu canalisation amuñu branchement ONAS mais on a su créer une association boo xam ne tudd cercle des jeunes de la cité police depuis l'année dernière même sapeur bu ñëwee fii day nekk ñoom si biir ndox mi di liggéey ñoom di leen jàppale cette année ci sax amuñu kii machine bi sapeur a indi ñëwul xëy na am na benn leader politique à côté bu ñaar machine bu ndaw aussi mayoon nañu quelques bons carburant si lañ nekkoon décarcassé chaque jour presque booy fi lañ nekk ba 1h du matin 2h du matin di manque ndox mi. à peu près combien de maisons ñoo impacté actuellement? Pratiquement on peut dire environ 150 maisons parce que la situation est la même partout quoi kër goo dugg rek ndox yi day ball si néegi parce que ndox mi si ko ñu demul waaw ñu ne à notre niveau association bi ñu def lu ñu mën a ñu def ay cotisation mais ça ne suffit pas ay bonne volonté mais ça ne suffit pas xëy na aussi bu ñu amee ku ñu mën a dimbali si côté moto pompe wala carburant aussi daf ñuy arrangé vraiment ñun moom vraiment on est dans le besoin quoi waaw on est plus que dans le besoin que les autres. Voilà en tout cas ñu ngi leen di sant bu baax le cercle des jeunes de la cité police ñu rafetlu liggéey bi ñuy def déjà ñoom parce que xaaru ñu ngi organiser wu. Alors comme j'ai dit rek nous on est venu en tant que Saint-Louisien pour soutenir leen jàppale leen ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def et liggéey bi pour ñun ñëpp la parce que fii bu amee problème hôpital Ousmane Ngom mu ngi fii si ginnaaw et sama yaay foofu la nekk donc on est des voisins donc ñu ngi leen di massawu d'abord di leen remercier ci engagement bi et di leen xamal ne dañu ñëw pour jàppale leen jàppale gi nag bu fekkoon ne lu ñuy def la di ci wutuk féete wala nanga dañuy wut ñi féeteeg ñun wala ñu jox ko suñuy responsable comprenez que li ñuy def c'est à titre purement social jàppale dong moom moo ñu ci tax a jóg kon jàpp leen ne matériel bi ñu leen di jox aussi na ngeen ko utiliser à bon escient mu doon njariñu ñëpp on va vous donner 200 litres de carburant et on va vous remettre également une motopompe. On va vous remettre une motopompe et 200 litres de carburant. Donc madame Thiam bu ngeen demee ci oto bi dina la jox 200 litres de carburant yi jox leen benn motopompe. Voilà, ça va vous soulager. ma yokk si benn waaw en tout cas je vous remercie au nom de tout le cercle. Vraiment di la jaajëfal waaw kontaan nañ si affaire vraiment c'est touchant parce que li nga wax c'est vrai ñëpp xam ne lii c'est purement social leneen rax aussi. waaw ñun bien qu'on est une association apolitique chaque fois dañ koy wax on n'est pas coloré politiquement mais on est prêt à collaborer avec toutes les autorités parce que aussi les autorités sont là pour nous. Absolument. waaw donc kontaan nañ si acte vraiment di remercier di la ñaanal aussi yaa xam looy la mën wala loo bëgg yàlla na ko yàlla motali yàlla defal la jàmm yokk xéwali waaw lépp loo xam daal am nga si ambition wala objectif rek yàlla na ko borom bi defal. waaw kontaan nañ trop vraiment. waaw je parle au nom de tout le cercle. Macha Allah macha Allah on vous remercie merci beaucoup. Le colonel Kébé dina jël seen i contacts. Incha Allah. Vous allez continuer. président Bougane Gueye Dany mi ngi ànd ak kii di colonel Kébé di ñëw fekk si seetaan si lii di xew ci mbënd mi fii ci quartier Médina Course tamit ndox mi sonal na leen lool yéen a ngi dégg noonu machine bi moto pompe bi fi nekk di pomper noonu pour dégager ndox bi fi jot a am yéen a ngi gis noonu Bougane ak colonel Kébé taxaw di waxtaan ci jafe-jafe yi askan wi di dundee fii. li nga xamante ne moo si am solo mooy ñun comme indi nañu ay machine pompe mais carburant yi moom mooy je pense que moom mooy gën a doy si ñoom bu ko def ñu jàppale leen si appui boobu quoi moom moo laa gën a gis mooy problème bi quoi
yéen ngi dégg noonu président mouvement Gëm Sa Bopp Bougane Gueye Dany ak colonel Kébé ak ay collaborateurs yu mu àndal yëpp ñu ngi nii taxaw di gis dëgg-dëgg lan la askanu Médina kii di dund Médina Course di dund fii ci Ndar te it mu bëgg leen apporter soutien bu mu apporter ñi askan wi nga xamante ne ñoom la mbënd mi sonal askan wi nga moom la ndox mi nangu seen dëkkuwaay. moo continué ba Sida Ñax léegi Sida Ñax moo ko jox diggu daaru moo tax ñoom bu ñu jëlee foofu mën a évacuer. askan waay mboo ngi noonu topp kii di Bougane Gueye Dany muy wër di xool quartier bi nan la ko ndox mi yàqatee nan la kër yeeg dëkkuwaay yi impacté ci taw yi fi mujjee am nga xamante ne lii dafa wër Sénégal dëkk boo dem quartier yi ndox mi impacté na leen démb waa mouvement Gëm Sa Bopp ak seen président Bougane Gueye Dany tàmbali nañ si banlieue de Dakar dem Kër Massar Pikine Thiaroye Boune Pikine Guinaw Rail ñëw fii tey ci Ndar pour continuer di apporter seen soutien à la population sinistrée moom président Bougane Gueye Dany. mbir yaa ngi noonu ñi ngi nii askan wi ñu ngi nekk di expliquer seen tawat ñu doon expliquer. dañuy enregistré sama waa ji ñu ngay jaar. dafa am loo xamante ne c'est normal lii rafetul dara dafay wax ñi nga xam ne kon sonn nañ ñi ku leen jàppalewul doo ñëw di leen nax ci dara ñu ngi nii lii la ñuy dund xam ngeen moom comme lu état bi responsabilité yu mel nii ak municipalité bi donc moom en tant que Saint-Louisien ak man mi colonel Kébé donc moom dafa ñëw di dimbali rek te nee na soxlawu si dara parce que nekkul candidat à la mairie xam nga loolu moom lu rafet la parce que ñëwul pour nax nit ñi et tout ça moo tax moom ko jar aussi jàppale la à mon avis te dañuy ñaan toujours yeneen ndar-ndar yi lii baax na si parce que dañu bëgg yeneen waa ndar yi nga xam ne am nañu ay moyens nekk feneen inspiré wu si action wu Bougane Gueye pour mën a defal quelque chose ñoom tam bokk si loolu moo am solo ku nekk def sa loxo. moom laa leen waxaat rek ñu ne ñun ku ñu jàppale ñu jàppale la mais am na loo xam te nag moom ñenn ñi dañuy ñëw di naka wax ni ñu ne lii ak lii wala ñëw 2300 xaas du dara xaas dañ ko fii lekk bàyyi ko fi mais ñun nan ñu jàppale suñu ko defal ñu assainissement defal ñu ñun ñi xale yi mën a def même ñi daw si xoolal ñii ñoo nekkoon ñii bàyyi liggéeyam bàyyi léppam félicitations xale yaa ngi nii waaw nga depuis ba ndox mi wàccee ba léegi laajal maire yi ñoo ngi nii duñ ma bàyyi ma fenn depuis boobu ba léegi maa ngi toog fii. 200 000 yéen ñi nga xam ne yéenay nekk ci ndox mi. Ça c'est pour du carburant. Voilà du lii lañ soxla woon pour daxal ndànk rek. Voilà carburant la. non man soxlawuma sax lii. waaw. c'est que fi mu nekk nii li ñu indi woon ci carburant dafa jeex. mais ay ticket ñun lañ doon joxe. dëgg la mais c'est des tickets c'est pour le carburant pour li ngeen di def suñu participation. dëgg la lii lañ doon xaar si yow. lii lañ doon xaar si yow te bu boobaa incha allah man maa lay ki lay jàppale. am benn ok moo nekk noonu askan wi président Bougane Gueye Dany bu mouvement Gëm Sa Bopp mu ngi noonu indi na apporté na soutien am askan wi fii nii di Médina Course jox na leen benn somme bu 200 000 francs pour ñu mun ci jënd carburant boobule moo war a permettre ñu mën a pompe ndox bi nga xam ne dafa taas seen dëkkuwaay bi. mi ngi noonu Bougane Gueye Dany mi ngi noonu waaw def na lu rëy jox na xale yi 200 000 francs pour ñu jënd ko carburant nee na carburant boobu nag du dara lu dul ci Médina Course di quartier ba nga xamante ni ndox bi da leen sonal lool fii ci Ndar moom nag jox na 200 000 waa quartier bi
pour ñu jënd carburant boobu nag moo leen di permettre ñu def ko ci moto pompe yi ñu yor ndax gis nañ fi ñetti moto pompe yu ñu installé pour après ñu mun a pompe ndox mi mu jóge fii ndax ñu mun a dund bu xaw a normal. ñu ngi fii ci Bayal beneen koñ ba nga xamante ne fii la Bougane Gueye Dany soqe ko fii la yaro ñu seetaan ko mu saafante askan bi ñi nga xam ne ñoom la yarandoo soxna si yow fii nga dëkk nga bokk ci fii nga mouvement gëm sa bopp yéen fii nan ngeen dundee inondation fii ci Bayal. waaw fii mooy Bayal te jigéen asalaamaaleykum man la Mame Anta Ndiaye di jigéen ci Dany Gueye Bayal ñi ngi dund ci inondation parce que kër yi dafa fees dell ak ndox vraiment moom muy doomu Ndar te di doomu Bayal ñëw ni dama jóg pour jàppale sama mbokk waa Bayal te jigéen gis nga ndox mi ni mu demee nii fees dell ak ndox mu ñëw nag pour dimbale waa këram la ñëw fii waa ñii nga gis ñëpp ay frère am ak sœur am ñoo fi ne donc ñu ciy kontaan ci li mu ñu indil muy suñu rak di suñu càmmin kontaan nañu loolu vraiment ci lii mu def nii amuñu fayam wax dëgg yàlla. waaw fii li ñuy xaar bare na li ñuy xaar ci koñ bi nii bare na parce que moto pompe yi la digle ni moom lay joxe fii ak kii yi moom donc moom lañu xale yi taxaw pour recevoir pour mën a dindi ndox mi waaw loolu moo ñu taxaw. jërëjëf. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu fi teew bon particulièrement kii muy suñu doomu ndey bokk ci Bayal bi moom moo fi ñëw seet suñu kaddu gi ñett nit rek ñoo koy wax amul keneen kuy wax parce que dafa am yeneen gox yu muy jëm dañ koy tënk muy waa jàkka ji Cheikh Diagne bu fekkee moo ngi fi wala Ibrahima Gaye nekk fi représenté jàkka ji ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk si goxu Bayal bi ak jeunesse bi ñooñu la loolu rek la ñuy tënk wax ji soxlawul wax ji gudd ku nekk am nga 2 minutes 3 minutes ñu bàyyi ko bu dem ñeneen gox voilà voilà ak délégué de quartier maa ngi jégalu voilà. asalaamaaleykum monsieur le directeur général Bougane ñu ngi lay dalal jàmm yow ak sa délégation sa dëkk bii nga ñëw di Ndar vraiment waa Bayal bi ñu ngi lay souhaiter yow ak sa délégation yëpp bienvenue ci sa ville natale bi muy Saint-Louis waa Bayal bi comme ni nga leen xamee xëy na man xamoo ma mais man sa maam Alima Diakhaté mère Alima Diakhaté ak sama yaay la woon ak samay tante fii ci Bayal bi sa yaay doo ko ne Madiop Dieye dan loo kan mooy Madiop Dieye ndax moom ak sama jabar benn la ñu woon Bougane moo ak sama jabar benn la ñu woon sama jabar ak Moustapha Diagne ancien ministre des finances ñoo bokk ndey ak baay di sama ami d'enfance mu dëkkoon fii ñoom Moustapha Diagne man ma dëkk fii ci boor tali bi vraiment ñëw nga foo xam ni ay nit yi dëkk ci Bayal bi surtout waa ASC idéal yoo xam ni jaar nga fi ay xale lañu yoo xam ni xale yu am jom engagé moo tax ma jàpp leen parce que duñu tàllal seen loxo di ñaan wala di foqati lu nekk sa poche wala lu nekk sa kaw bopp ay xale yu nangu liggéey lañu yu engagé vraiment kon nag il faut que ma wax la par exemple xale lu Bayal yi nanu mel ay nit la yoo xam ne vraiment liggéey lañu gëm waaye ñëwun ci yow naan jox na nangam nu liggéey déedéet parce que wërsëg moom doo nekkoon ba Paris nit ku la nar jox 2 francs dañ la ko yónnee vraiment ñu ngi lay souhaiter nag yàlla mi la indi ba fii yàlla na la yàlla yokk ci barke Nabi Moustapha loolu laa amoon lu may wax vraiment jërëjëf. asalaamaaleykum waaw bon Bayal dafa am benn association bu fi juddu ça fait juste 10 mois bon association bi
li ko tax a jóg mooy bayal di set bon ñëpp ñu taxaw fii ay témoins lañu chaque dimanche depuis 10 mois chaque dimanche dañuy génn ñëw bale bayal am nañ fii ay anarchie yoo xamante ni ñu ngi koy xeex chaque jour maanaam fii oto yi dañ koy bloqué tali bi oto yi benn sens yi aller la ak retour mais gars yi dañ koy bloqué benn sens ak ay camion fii taxaw ak ay njegejaay yoo xam garage bango dañu war gaare ñëw fatt tali bi bayal bi waa marché dañ ko génne woon comme dañ ko defoon comme mbëbës ñu fi nekk ay témoins lañ loxo lañ doon jël dem fële si pàkk ceeb bi ñaan leen saako ñu may ñu saako ñuy for ak sunu loxo di ko ci def di ko tuuri mbalit di fële si dex ga ñu dem ba moment ñu ni léegi dañuy cotiser ku nekk loo am par fin du mois ñu ni ñenn ñi dañuy joxe 1000 francs ñenn ñi di joxe 500 ñu nekk ci loolu parce que am na benn slogan boo xamante ni waaw ko am na benn slogan boo daan génne boobu la ñuy wax le mot magique gëm sa bopp waaw ñun nag ñu nekk ay jeunesse boo xamante ni demuñu si politicien ñaan ko demuñu si keneen yaakaar ñaan association bi ñu koy créé dem nañ ci imam Baye Fall dem nañu si Pa Adama Dia dem nañ si imam Makhtar Sall lépp luy autorité fii ba si Amadou Sy dem nañu toog waxtaan ak ñoom ni leen lii la ñu mbébét si bayal wax dëgg ñoom ñëpp jox ñu seen accord ni ñu ngi seen ginnaaw parce que idée yi ñu développé foofu dañ ni idée yooyu ñoom accompagné nañ waaw depuis 10 mois ngi nii si loolu lañ nekk ñaanuñu kenn nag dem nañu ba nga xamante ni ñoo jëndal suñu bopp bale ñoo jëndal suñu bopp rato ñoo jëndal suñu bopp peel te ñetti outils yooyu rek la ñu am léegi amuñu brouette amuñu leneen ak leneen parce que amuñu doole boobu miir bii ngay gis nii miir bii ngeen di gis ñoo ko bind nii waaw miir bi ñu ñoo ko bind nii dañ fiy saw waa marché bi dañ fiy saw lu ne dañ fiy def ay ginnaaw kër sax daf fiy nekk mais ñun chaque dimanche dañuy jóg munoo dem di dóor kenn munoo dem di xeex ak kenn mais chaque dimanche daañu jël li ñu neex ak lu ñu naqari dem dindi ko moom set mais moom benn affaire tamit am na parce que yaakaar naa jeune bu jóg di liggéey quartier soxla na ku ko appuyer waaw ñun appui boobu rek la ñuy laaj ñaanuñu kenn ñaar dërëmam nag mais daal ñun am nañu benn lettre de doléance sax dañ koy teg sa loxo. voilà jërëjëf Amadou Mbodj léegi dañuy jox Daba Diagne anamu. asalaamaaleykum waa Teen Jigéen waa Bayal tey seen doom seen sët seen frère seen càmmiñ moo leen seet si di fi def teranga te mu nekk loo xam ne du guleet bugaan xaawal ba nit ñuy Bayal sonn mu ñëw bugaan mi ngi si ñun heure bu ne ñun ñu nekk ak moom Dakar jooyu ñu dara kon xaawal ba ñu sonn tey mu ñëw tey si suba maire moo fi ñëwoon mais lii fi am lii am fi woon si suba politique ñu nag de mais dañuy wax nag suñu doom a taxaw ñii muy seen doom ñii muy seen rakk ñii muy seen mag waaw ku ne jaar na si suba ku ne yaa ngi woon Bayal mais xam ngeen ne lii fi am nii amu fi woon kon Bougane Gueye mii dañ koy ñaanal yàlla mu yokk ko fi mu bëgg yegg mu yegg fa parce que kii bu doonee li mu bëgg doon ñun suñu dinañu am li ñu bëgg am parce que ki am lu ndaw di ko bokk yéen bis bu amee lu bare nga la moom waaw ñu ngay gërëm di la sant di yàlla kattanal la dooleel la fi nga bëgg a yegg nga jëm fa ñun ñu sa ginnaaw di la sant di la gërëm di la wan ni fii nga ñëw sa kër la moo na sax bañ a gërëm parce que nit boo xamee devoiram di ko def dañ koy sante suñu borom rek ah ok allez-y bon ma wax la ni la fii bu doon suñu sago doo fi ñëw bën gërëm la dañ lay sant tatagal la pour nga mën di gën a góorgóorlu ci li ngay def opérateur économique nga wane nga ko ci biir Sénégal kon boo ko wanee ci biir Ndar daf ñuy saf foo ko mën a wane te wane woo ko ci biir Ndar rek du am place kon nag bala yàlla mayee xel ak xol nga mën a xam ni doomu Ndar nga fi nga dëkk ci Teen Jigéen bii nga bokk loo fi def rek dañ lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla dolli la sutura may la wér ba loo mën ren yàlla na nga mën lu ko ëpp déwén parce que loo am bokk nga ak waa Ndar loo am nga bokk nga ak waa population wu Ndar kon dañ lay ñaanal yàlla ñun nag sa mag lañu parce que ñoo la formé kon tey bu yàlla dogalee lii ñëw fii leen rek laa lay wax Teen Jigéen dafa yaatu commencé na buntu pont ba nga egg corniche impact ñi mu impacté taw bi bari na ñi fi am soxla bari nañu mënoo def lépp nag kon boo ñëwee teb bi def zone bi def bii dañuy jàpp ni defal nga ñëpp kon ñu nit mën nu du ànd ak yow ànd ak la jeunesse de Teen Jigéen nag waa Bayal du yéen rek kenn jeunesse su Teen Jigéen yaatal leen ko
ñu boole si ñëpp taxawaayu ci zone bi laa dëkk ci population bi laa bokk kon daan ci liggéey bu am solo loolu rek laa leen di ñaan man nag je parle au nom du délégué Youssou Sow qui est alité mu dénk ma responsabilité ma di ko doxal damay ñaan yàlla li nu def tey ji yàlla nañu yàlla may lu ko déwén loolu rek laa lay ñaan jël sant la gërëm wa salaam. di sant ñëpp fii kenn waruma gërëm bu ñu waxantee dëgg rek parce que samay xarit suma ay yaay suma ay tante suma ay sœur suma ay petite sœur ñoom ñoo fi nekk may sant aussi colonel Kébé mi ma àndal bi may def tournée bi léegi c'est important de dire que li ñuy def nii ça n'a rien de politique c'est important fii lu ma fi def war naa ko fi def lu ma def feneen te defuma ko fii safewut kon jàpp leen ne ëmma dégg naa li nga wax j'ai bien reçu le message incha allahu rabbi maa ngi wax Mame Diarra mu fàttali ma ko ba lépp luñ ci war a def taxawe ko pour jàppale leen parce que fii meññ na lu nekk bayal bii kon buñ ko gisee ci état bii mu mel nii war na metti ku nekk kon yéen jeunes yi bu ngeen jógee pour defar bayal defaru leen ko seen bopp ñun ngeen ko defaral parce que ñun fii ngor gu nekk am nañ ko fi je crois que c'est important de le dire ASC yi nekk fii yëpp ku ci nekk fii la soqi ko moo tax biñ may wax sànq ma ne leen li ñuy joxe dañu koy jox délégué de quartier bi seetuma kii fii la féete seetuma kii la àndal li ma ci jublu mooy bu ñu amee tawat ñu bañ a xaar kenn indil leen groupe wala pompe ngeen jël seen pompe bi daal di manque ndox mi pour soulager la souffrance des Bayalois soulager la souffrance de ñi dëkk Roq Jinne soulager la souffrance de ñi dëkk Mbambara mu wóor ne lii chef de quartier bi moom moo koy gérer li ñu fi indi nag néew na xeeb nañu ko waaye dafa fekk ne fi mu nekk nii ñëpp a soxla waaye bu ñëpp soxlaa it yéen mënu leen a ñàkk moo tax ñu jox leen enveloppe bu 200 000 def ci 100 litres de carburant joxaale délégué de quartier bi moto pompe bi di 60 mètres cubes heure pour mu mun leen a dimbali ci ndox bi lii daal jàpp leen ne sant dong la man mii maa leen waran sant yéen ñii ñëpp parce que lii ba ma ko waree def yàgg na di jéggalu encore ci xaar bi ngeen ma xaar parce que normalul waaye maa ngi leen di xamal ne incha allahu rabbi lépp loo xam ne toq na sama nopp bi ma yëg ko muy lu ñu war a taxawee doole ji mate ko bu ma ko yëgee muy ci Antis wala ci Mame Diarra wala képp koo xam ne maa ngi jokkoo ak moom comme Mor Dieye teg na ma pression ne ma groupe moto pompe ma ne ko incha allahu rabbi maa ngi ñëw te maa ngi ci kon loolu jàpp leen ne lii ma def waa koñ bi ñëpp laa ko defal bayal yëpp laa ko defal maa ngi leen di sant di leen gërëm tey jégalu encore une fois jërë ngeen jëf voilà. noo def ak coono. ça va maa ngi am jàmm. alhamdulilah. t'as pris un coup de vieillesse là. ah oui c'est normal. maintenant on est à la retraite on se repose. léegi dama bëggoon ñu édifier tuuti. bayal bi mooy lan. bayal bi c'est la place de l'indépendance d'abord. c'est ça. Absolument. bu ñëwee place de l'indépendance. La presse. Quand on parle de la place de l'indépendance à Saint-Louis, c'est ici. fii la yu bare xewee. fii la yu bare xewee. en face. ma ni fii la yu bare xewee. jàkka ji nekk sunu gannaaw. Du temps du règne de Faidherbe ou des colons. surtout doomu Cheikh Oumar bi gënoon ndaw bi ñu naan Naziru Seexu fii lañ ko daan indi. fii bayal bii la ñu ñaanee 39-45 pour guerre bi taxaw fii lañ ko ñaanee donc ça a des souvenirs yoo xam ni kenn xamul nu mu toll. bayal bii nag génn la nu ne ba nag bayal bi su mel ne état bi tey su fekkee bayal bi mel na ko c'est la honte de tout Saint-Louis
Saint-Louis yëpp ñoo war a jóg defaraat ko parce que fii ku fi mësaan dox bëccëg diggante midi 1 heure ak tànku neen suuf dafa lay lakk dafa daan tàng jër bon nag léegi bu bayal bi mel ne nii ci état bi c'est déplorable c'est la place de l'indépendance c'est ici ci jàkka ji la ñu ñaane guerre 39-45 pour mu jeex c'était le 21 février 1944 maintenant pour ñu rendre ko officiel ki fi nekkoon imam di Mody Aaj ñu wax Aboubacar Aaj le gouverneur général ni que mais monsieur le marabout et notre prière mu ni que la prière a été exaucée mun ko il faut la rendre officielle ci la ñu woowee nag nit ñi ñu ñëw le 28 février 1944 pour ñu taxawal ko fekk en son temps sëñ Babacar moo yónni ñëw ni sëñ ñoom maam rawaan nañ ñëw fii ci Thierno Mody Aaj ñu ñaan ci jàkka ji pour guerre bi jeex donc bayal bi su mel ne ni tey dafay doy waar bayal bi dafa meññi ay internationaux de football yu bare man mi j'en fais partie Petit Gueye ak ñeneen ak ñeneen ñëpp fii lañ daan footballé tout le monde bon nag Bougane soo defee lii di la wax jërëjëf comme ni nga ko waxee c'est ton devoir et qui fait son devoir dañ naan ko rek merci il faut faire plus tu peux faire plus tu en fais partie fii nga foyee ñun ñëpp ñoo ngi nii ñu ngi ñoo Maxtaar Sow ñun ñëpp on était témoin bon nag un grand merci ak ñi nga àndal ak ñëpp colonel Kébé c'est la première fois que je te vois en personne comme ça merci de l'accompagnage et yal na leen yàlla satural yal na leen yàlla jégal yal na leen yàlla sàmm leen. internet yi ñu jàppee ko noonu fii ci Bayal Tendiguej nekk fii ci Bayal bu Saint-Louis moo nekkoon place de l'indépendance bu Saint-Louis fii la ñu defee am ay jaar-jaar yu bëri moom la Bougane Gueye Dany ñëw may waa koñ bi benn motopompe ak 200 000 francs ak 100 litres de carburant pour ñu mun a jëlee fi ndox bi nga xamante ne mi ngi fi stagné depuis taw yi léegi nag dañuy toppaat caravane président Bougane Gueye ñu dem ci beneen lieu xool impactu inondation yi foofu. lu ne jot na koy faj dañu nekk ci situation ñu ne bu ñu ñëwee dañuy xool délégué de quartier bi ci boppam lu ñuy def moom la ñu koy jox muy moto pompe boo xam ne indi nañu ko pour mu soulager leen 60 mètres cubes heure la ak une enveloppe madame Thiam une enveloppe de 200 000 ak une du carburant pour 100 000 francs ñu boole koog moto pompe bi pour mu jàppale leen ci seen souffrance ci ndox lii daal mooy tànk yi ma andi ci ak colonel Kébé ñu ñëwoon pour jébbal leen ko pour moytu benn coloration ma ne nañ ko jox directement le délégué de quartier comme yaa ko fi teewal je crois que teg nañ ko entre de bonnes mains voilà lii daal la seen doom ñëwoon seet si. xëy na sax xam yee tax. oui donc tey jii jàmbat bi fépp la. dëgg la bàyyiwul kenn. am nañu nag ñaari constat yu ñuy def biir kër yi ak mbedd yi dañuy wax fii très tôt que mbedd yi mënuñu ko soulager ndax mbedd bi bu tawaatee fu la war a jëm. mais ñi nekk ci biir kër yi. te amuñu fu ñu fanaan amuñu fu ñu lekk mooy suñu priorité. mais à condition aussi que ñu am fu ñu jëb ndox mi ndax doo faj di tooñ. ndox mi boo ko yóbbuwul foog nga war a yóbbu sotti waat ko ci beneen kër itam duñ ko mën a nangu donc dinañ waxtaan ak képp koo xam ne yaa ngi fii pour que lii ak li nga indi ñu xool de manière efficiente nan lañ ko mën a utiliser muy sa apport bi nga xam ni comme ni nga ko waxee mooy da nga ñëw auprès de population fu bokk ak ñoom coono yi ñu ngi lay remercier bu baax au nom des populations lii doomu Ndar nga xam nañ ko bu baax a baax a baax mënoon nga toog Dakar def ko waaye da nga ñëw aussi pour wane sa citoyenneté ci Ndar yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla daxal seetaan ne musiba ak balaa ñun daal keneen ku ci am loo ci yokk duñ ko ñu nga wax may ma tuuti ma yokk ci en may tant que joxal la femme waaw asalaamaaleykum ndax xam nga tey ñun ñu am nat problème
nga gis nit ñëw di la soulager loolu rek doy na sëkk loolu rek doy na même boo andiwul woon dara rek acte bi nga def rek acte bu rafet la ñun kontaan nañu torop ndax tey bi nga ñëwee da nga wax ni man ñëwuma ngir politique ndax jamonoy lii ñu mënoon nañ wax ngir politique mais da nga ñëw pour jàppale nu ñi ngi lay ñaanal lépp li nga bëgg yàlla na la ko yàlla may kontaan nañu ndax ñun lii social bi moom la ñu gëm social bii la ñu gëm ci sunu quartier ndax kuy ñëw di ñu jàppale rek lii rek la ñu gëm jërëjëf waay merci beaucoup jërëjëf leneen lu ci am it muy soxla lu ñu ci yëg tamit danañ ci def suñu loxo grand proche comme Lamine luñ ci yëg rek incha allah waaw ba mu waxtaanee équipe bi benn place la ñu am bokk ñun ñëpp muy jumaa ji. incha allah te jumaa ji jël ko ci moto comme sottiwul ndax dafa sore déversoir. d'accord xëy na li muy laaj mooy hydrocureur. ok ñu ñëw jël ndox mi aux alentours. ok et que après bu amee la suite bu ñu ko mën a sëkkee les points bas. ak suñu dal bi senn. mën fa di julli. incha allah dal ba dafay senn aussi. luñ ci mën rek dinañ ko def nañ ko yéeg rek. ñu fàttali ñu incha allah incha allah. man de nag mosquée bi nga tudd sax loolu la ñu kontaan. jërëjëf très bien très bien. incha allah yow kii lu mu leen wax nag jërëjëf ndax toogee yaa ngi suuf fi. alhamdulilah c'est un jeune sportif lu mu waroon def sport def na ko. jërëjëf bu waree sol mooy sol na ko. jërëjëf tey jii nag il est au service du développement. macha allah très bien merci beaucoup Lamine. jërëjëf merci sant nañu leen bu baax a baax. wallahi lazim on n'a pas été on a dit bàyyi leen ko su ndox mi dana ñëw. démb directeur ONAS bu ñëwee fii costume tubaabu nanguwul xuus nanguwul taq ñun ay dofuñu junne jàpp on sait lire entre les lignes daanu xam lii la ak lii waaye nag waxaguma ndax sawar war wax accueillir la geste bii na nga def foo ko natt si kawe rek ak yëg rek dépassé nañ ko jërëjëf rek la lay wax kontaan nañ trop voilà. Gars, moi je m'adresse à toutes les télés. Moi je m'appelle Zumba. Je suis écrivain, professeur. Je suis champion d'Afrique de l'humour. Je suis récent champion. Je suis actuel champion du monde du conte aux Émirats Arabes Unis. Je ne mérite pas, moi je ne mérite pas, avec tous ces honneurs que j'offre au Sénégal et à la ville de Saint-Louis, je ne mérite pas de patauger dans cette gadoue. Nous avons, avec Khassoum, mon ami, c'est un retraité de la commune, nous avons appelé Gagny Sakho, le directeur national de l'ONAS, qui nous a mis en rapport avec M. Barry, le directeur régional. Il a commencé par dépêcher une équipe de 3 personnes, dirigée par un certain M. Si. Ce M. Si, comme Barry, quand il est venu hier, nous a fait une sorte de conférence sur la géoscience, de la pédologie de la ville de Saint-Louis. C'est très bien, mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'actions pratiques. Moi, Zumba, j'accuse l'ONAS, parce que c'est l'ONAS qui a créé ce problème. Parce que quand les eaux nauséabondes, usées de nos toilettes refluent jusque dans nos cours, nos jardins, nos chambres, mais nous n'avons plus un espace sec, le moindre espace sec dans nos maisons. Ce n'est pas vivable. On parle de coronavirus. Là maintenant, on parle de comorbidité avec les risques, avec tous ces risques-là. La moitié des familles a été obligée d'évacuer. Il y en a qui ne peuvent pas évacuer. Nous sommes tous des sinistrés. Maintenant, Darou, c'est un quartier très grand. Darou, c'est Darou Médina, Darou, c'est Darou Marmial, etc. Nous sommes l'entrée de Darou. Nous ne devions pas avoir ce problème-là. C'est l'ONAS qui nous a créé ce problème. Parce que l'ONAS nous a fait cotiser. L'ONAS nous a inscrits dans son programme d'assainissement. Et c'est les tubes, les petits tubes de TVC, des tuyaux de plombier que l'ONAS a installés ici. Moi, je réclame un audit. Moi, Zumba, je réclame un audit. Nous ne sommes pas un audit technique et financier. Nous ne sommes pas des activistes. Mais quand nous avons des problèmes, nous sommes obligés de souffrir, d'en parler. Maintenant, ça, Bougane Samarakala. On a joué au football ensemble. On a tout fait ensemble. Bougane, il me porte une très grande estime, dont je suis extrêmement fier parce que c'est un très grand Sénégalais qui nous honore tous. Bougane m'a dit, je viens. Je viens chez toi et je viens patauger avec toi, je viens constater et je viens t'aider. Donc le simple fait que tu sois venu, Bougane, c'est un très grand honneur. Maintenant, j'aimerais que tu visites. Après les gosses, ils parleront, lui, il parlera. Mais j'aimerais aussi que tu aies un regard sur ce que nous vivons. Voilà. Vas-y. Bougane, ñu gërëm la sant la. doonee doomu Ndar nga
daanu ko gëm ndaxte ñi fi dëkk ñu dëkk ak ñoom di yeewoo ak ñoom di defandoo ak ñoom lépp ñun ñoo ngi nii man mi di wax ak yow je suis du mouvement associatif j'ai dirigé la zone 1 de Lille 14 ans je suis du mouvement politique j'étais le responsable des jeunes socialistes à Langue de Barbarie pendant combien d'années j'étais le président de la commission des finances de la Ligue de football de Saint-Louis je parle sous contrôle à demander ça à docteur Dia xoolal dëkk du ñu doxandeem ci dëkk bi ci dëkk bi la ñu bokk Daaru gi man je suis de la Langue de Barbarie Ndatut mais j'ai une famille ici ma deuxième femme fii la dëkk kër gii doo été soo nga xool ka dama ko tëj saw ma logé saw kër ma ngi nii sama kër gi dama ko tëj déchets yeeg yëpp a ngi si diggu kër gi nga leen di woo duñ la jël nga leen di woo ñëw di loola wax du loo luy dëgg te tey fii nga yow dugg du doon campagne électorale la ñu dugg fi du doon campagne électorale ñu xuus dugg fi parce que doon soxla carte waaye Bougane xoolal góor ak góor a mën ànd góor ak góor a mën a ànd yii ñu fa taxawal nii ñun dof nu june jàpp ku fi ñëwoon tey ji si nga les jeunes là on leur sant leen gërëm leen xale yu baax lañu xale yu takku lañu xale yoo xam ne yi nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg lépp lu fi nekk xale yi ñoo ko def machine bi kenn xamul fu mu jógee xale yeeg fi indi xale yi jàmbaar lañu duñu nangu nag yow nga ñëw braver fu nekk pour dimbali nu benn politicien laa du fi dëkk tànkam di ko récupérer duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg on les attend nag on les attend waaw man Xaasum Fall laa tudd waaw Xaasum Fall laa tudd dawuma danduma gannaaw ñoo ngi leen di ne daanu ñëw on les attend voilà jërëjëf aux autorités qui nous ont ñu seetaan ba ñu nekk nii di poter ci ay déchets suñu njaboot yi ñu yóbbu leen ah ñoom ñëpp Il y a un comité qui a été créé spontanément. Un comité a été créé spontanément. Ce comité est entièrement dirigé par les jeunes. Oui, 24 heures sur 24. Ils font des quêtes. Toutes les familles ont cotisé. On recotisé. Recotisé. Ils passent la journée à pomper et immédiatement après ndox bi dafay dellu si waat ce comité là moom moo def porte parole kii dama ne leen benn nit moom mooy wax parce que Bougane amul jot boobu il est dans un cycle kenn kii la ñu yebal mu wax allez vas-y Alpha. Bon Bougane ñu ngi lay remercier ci déplacement bi parce que yow yaay première personne bi nangu ñëw fi fekk ñu fi kenn ñëw fi li ñuy wax gën a jege gën a yeey donc suñu autorité yi ñu ngi fii autorité yi bu gën a suufee nañ ma baal ci cadre bi ba bi gën a mag c'est-à-dire délégué de quartier bi ba présidence yow rek yaa fi egsi te pourtant boo ko nekkoo ci gouvernement bi yoroo fonds politique donc loolu dañ la ciy remercier d'abord donc yow jaruñu lay wax dara parce que gisal nga sa bopp gis nga ni ay bot lañ sol mën nañ la yóbbu ba ci moto pompe bi ça fait 15 jours ngi nii suñu réseau d'assainissement bi doxul bu doon ndoxu taw bi kese heure bii kenn waxatu ko donc ndoxu ONAS bi la ñuy nekk nii di vider nii di ko évacuer xaar bu fendee ñu xaaraat tuuti taalaat moto pompe bi ñun ñoo jóg ci ay bonne volonté dem fu ne ñu dugg fa lijjanti moto pompe ñun ñooy def carburant bi ciy dem ñooy veiller du ñu nelaw donc lii nii yow da nga ñu soulager bu dara dul dara sa présence rek daf ñu soulager parce que au moins yaa ngi ñëw essayer bokk ak ñun naqar bi te pourtant ñoom ñoo ñu gën a jege donc di la encourager ci loolu yombul gis nañu liggéey bi aussi au niveau de la télé les journalistes à chaque fois ñu ngi koy dénoncer doyul du yomb nag fakatali dina bëre mais foncel rek parce que ñun combat bii nii suñu combat la ñun ñëpp sa ñëw bi parce que ku ne ci ñun bëggoon na porter genre combat bu mel nii ba ëllëg nga porter ko sa bopp y a que des intellos ici maa ci gën tuuti ay diplôme je suis instructeur mais yooyu yëpp dañ koy teggi teg fee suñu quartier bu soxlaa dañuy jug pour suñu quartier xaaruñu ma Samba xaaruñu ma Demba bonne volonté bu ñëw nag pour fekk suñu fii mënuñu lu dul remercier la jumaa jaa ngi nii tout près kenn amul fu mu teg tànkam ñun suñu kër yi sax dañ koy fàtte mais nañu génnee mbedd bi au moins nit ñi jumaa ji mi ngi nii tout près mënoon nañu ànd ak yow ba fii dem depuis 2010 ba léegi la même situation la ñuy dund bu vacances ñëwee ñun aussi di pomper di def yu kenn xamul alors que ñoom ils sont payés pour ça le DG général de l'ONAS ñëw na fii travaille pour nous si argent contribuable bi dañ leen di fay donc mu ngi noonu remercier la remercier la si sa présence fii bu dara dul dara sa présence daf ñu soulager maintenant
dinañ la waxaale aussi suñuy besoin. On a besoin de motopompe. On a besoin de carburant parce que ñun ñoo koy def suñu bopp 5000 5000 10 000 10 000 la ñuy def bu jeexee ñu duggaat ci kër yi laaj. À un moment donné sax dañuy ruus duggaat ci kër yi di ko laaj. may ma tooguma la benn politicien nag du ko gérer. nous avons besoin benn politicien du ko gérer comité da koy gérer motopompe. na leer léegi kooku moom dañ la benn koy wax politicien fi ñëw di ko récupérer xale yi ñoo koy gérer seen bopp. donc mu ngi noonu. voilà la situation globale moo nekk noonu. biñ ma waxee. damay ñëw. J'ai vu ton poste dina tontu naa la. tontu nga ma tontu. Ce que je fais très rarement. rek waaw jërëjëf. Parce que ñeneen ñooy gérer page mais quand j'ai vu le poste j'ai été très touché. Très bien. Donc dama lay masaw. Merci. di masawu ñi nekk fii ñëpp. Oui. léegi maa ngi wax ak le représentant du délégué de quartier. Ah Ibrahima Fall. Zof. waaw Pros. Ouais, mais c'est le quartier. C'est le quartier. On lui a donné un groupe, une pompe, joxaale ko carburant. Oui. Mais vu les rapports que nous avons. Voilà. Parce que ma demee Bayal dama jox Bayal ñu ne ma rue Mokhtar Diallo ma ne leen foofu sama koñ la. Foofu sa koñ la waaw. kon la ma fay def. waaw leneen. Très bien. Et donc à ce titre incha allah dinañ la jox léegi benn groupe benn pompe. bu 60 mètres cubes. Magnifique. dimbali. waaw. dinañ ci def également une enveloppe de 100 000 francs. Très bien. boo xam ne dina leen dimbali ci carburant bi. donc de manière très claire. Oui. Comme vous avez dit c'est pour le comité. pour mu mun leen a soulager. Oui. leneen li ci des nag. Oui. jàpp leen ne. lu ñu fi defit def la boo xam ne defu rakk la. defu mbokk la. defu xarit la. defu dëkkandoo la. maanaam ma ànd ak colonel Kébé mi. ñu ñëw wër jox ñëpp. moom li mu wax yéen ñaar ñi. je crois que doy ngeen misaal ci mouvement associatif. dëgg yàlla waaw. parce que ñun yéen a ñu encadré yéen a ñu tette. ba lu ne ñu nekk ko fi ci dëkk bi. kon nag bu lii amee ñu jaar fii muy gàcce pour ñun. parce que je dis gàcce la pour ñun. parce que fii warta mel nii. feneen nit warta mel nii. waaye nag mbéjum kanam borom ma koy fajal bopp. kenn ku nekk jàppal ne lii da nga ci am part de responsabilité. kon dafa laaj introspection. pour kenn ku nekk ci ñun. ci suñu digg ak ñi ñuy jiite. ci suñu digg ak ñi ñuy jëflanteel. mais ci suñu digg ak lu bari lu nekk ci suñu kanam. kon li ci des. je crois que wax ju yegg daf moo ko moom. loolu la ñuy wax voilà kon la ca des. jàpp leen ne seen doom seen xarit seen rakk moo ñëw. lu jëm ci jumaa ji wax nañu ko aussi. luñ ci mën. buñ ñu ko fàttalee. danañu ci taxawee. danañu bokk ci ñi nga xam ne danañ ci def seen loxo parce que lu ñu def ci jàkka ji defaluñ ko kenn suñu bopp lañ ko def. kon yéen ñi am yéene ba boole ñu ci loolu. dañuy dellu di leen sant. di leen gërëm. n'est-ce pas jërëjëf. waaye Ndar bi nga xam ni fii la moom la ñu boole bokk. moo si rawati si moom. te li may wax damay invité xale yi ñu jël ko comme modèle dans la mesure où dafa di koo xam ni liggéeyal na boppam gëm na boppam taxawu boppam ba tey ji mu nekk un homme d'affaires le plus avec le plus de succès waaye lépp lu mu mënti am ak lépp lu mu mën def aussi Saint-Louis moo ko ñor te dafa ñëw lii ñuy def nii du affaire politique dafa ñëw pour defal ko population bi pour defaaleel ko waa dëkk bi te loolu daf ko def vraiment daf ko yàgg def ci social donc loolu tax dañ koy remercier bu baax a baax may kontaan ci moom encore une fois man personnellement ndax taxawaay bi mu taxaw fii ci Ndar ak bëgg bi mu bëgg Ndar ak lii muy def lii parce que wax ngeen ko am na foo xam ni bi politiciens yi yëgeen dañuy ñëw rek dañ fa jiitu démb ñëw di commencé gaawantu joxe ay moto pompe parce que xam nañ ni xëy na moom su ñëwee dana def te coow du jib parce que moom nee na voilà mu ngo alors que moom lii ñu def moom am du affaire politique donc daal di ko encourager rek di wax ndaw itam na ngeen fagaru taxaw di ko jël comme exemple pour mën a avancer parce que ça vous inspire c'est un Saint-Louisien comme nous donc
nous devons tous être fiers de lui. En tout cas, Bougane, on est fiers. Et puis, je crois que la population de Saint-Louis kontaan nañu si action yi ngay def ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax te ñu ngi nekk aussi ak. seen koñ la même chose. ma ne ko seen koñ la. wallaay absolument. parfois mu am carburant parfois du am carburant ñun ñooy cotiser suñu xaalis wala les leaders yi nekk si koñ bi génnee seen xaalis pour mu mën a tàgg waaw donc c'est des choses yi nga xam ne nag ñun mënuñu lu dul demander si ndimbal si ñi nga xam ne aussi ñu ngi ko yaakaare si ñoom wala ñu ñëw seet si ñu fekk ñu si ñun si li ñu nekk aussi muy li nga xam ne lu xaw a metti la mais nag ñu koy dund parce que fa am ni tam foofu la ñu yàlla teg ñu nangu ko aussi parce que fii la ñu juddoo yaroo fi ba am fi teraanga ba dellu si waat fi ba mën di fi def kon ba tey dañuy ànd ak ñoom si loolu si loolu xëy na man côté bi ma dëkkee si kaw fee amul ndox mais ngoon gu nekk bu ma wàccee maa ngi fi ak ñoom si ndox mi muy matin muy soir ñoom si ndox mi dëkk ak ñoom parce que lu ñuy wax naan xale yi wóolu ba jiital la daa jéem ba jéem loo mënul dëgg la loolu mooy suñu principe boo déggee ASC Médine Médina Marmial mu yegg fi mu yegg tey c'est parce que y a des jeunes dynamiques derrière moi yi nga xam ni muy sur le plan football sur le plan développement sur le plan asiatique yëpp daal en quelque sorte ñu ngi koy liggéey je pense que ni ñoo ngi si waaw du ñu teggi suñu tànk nag tant que les jeunes qui sont derrière moi ont confiance en moi waaw donc mu nekk li nga xam ni lu ñu rafetlu la donc sa présence ñu wax ñu ko depuis démb ñu nekk si tey jii mu ñu jaral ñu toog fi di la xaar ba jërëjëf waaw te aussi bëgguñu woon aussi jóge fii te ñëwuloo fi ba nu waxanteeg yow parce que gis nañu sa action c'est yeneen yi ngay def si biir dëkk biir réew mi kon je pense que ni ndar gi nga dëkk aussi nag boo fi ñëwee ñëw nga fi nga war a ñëw kon def boo ko fi defee def ko fi nga war a def waaw donc loolu mooy li nga xam ne moom la population Médina donc ki xaw na guddee parce que koñ bi boo fi duggoon mooy yoonu kër imam mënatul julli ji jàkka ja wala bu jullee si ay doj lay jaar wëri jaar yi na la def nga grand tour beneen point bi mooy terrain bi li nga xam ne fa la jeunes yi di foye tey jii boo demee mën nga fa teg gaal di dawal bu sapeur yi indi woon nañ fa benn moto côté dig bi mooy si wetu kër Diallo moto pompe lañ fa indi woon tey si suba ñëw nañu fekk ñu jël ko topp naa ko ba xam ne sapeur yi ko jël yóbbu ko feneen te fii boo demee ma nga nekk dex nga xam ne mën nga fa teg gaal di dem j'ai appelé un peu partout mais personne ne me répond parce que buñ la soxloo woo la wuyu la boo leen soxloo duñ la jot j'ai fait des messages mais personne n'a répondu parce que kenn ku nekk xam ne li ma def sa message parce que mënuñu nekk ñun ñu nekk si ndox mi nekk fi sapeur indi fi li nga xam ne c'est utilité publique ñu bokk si ndar ba pare ñu jëlaat ko di ko yóbbu te fi nga koy defoon matul donc mu nekk li nga xam ne lu ñu rafetlu wul donc on a saisi qui de droit xaw ma ñu répondre wala ñu naak répondre boo demee kër Diallo tey mënoo fa yegg te xuusuloo c'est pas possible donc ak yeneen yi nga xam si biir koñ bi kër maire bi mi ngi si ndox maa ngi si biir këram mi ngi si biir néeg bi donc xëcc nañu mais mënuñu lépp dañuy jéem rek fi nga xam ne fa la nit ñi war a jaar mooy route principale yi ñun si kër yi ñun leen génne leen ndox mi si biir kër yi ñu xëcc ko ñun waaw si loolu la nekk en attendant donc lépp li nga xam ne ma àggale rek avant kii 2 minutes rek waaw donc président ñi ngi lay ziar donc je crois que ni ñëw bi ñun yàkkamti woon nañ ko sax parce que déjà Lamine bi am na yu bari yu ñu jot a waxtaan c'est pour dire que rek kii di wax ak yow nii comme li ma lay wax rek moom mooy président ASC Médine donc mooy aussi président association pour le développement de Médina Marmial
nekk koo xamante ni aussi ñun fi mu nekk nii peut-être mën nañ ñi suñu lu bare moom la ak ànd bi ñu ànd di liggéey ak moom lii ngay gis nii siège u ASC Médine la ASC Médine siège bi mi ngi nii moo nekk nii nga jàkkaar lool moom moo ko jox ASC bi moo ko tabax ba mu mat mu jox ko ASC bi ce qui veut dire que ni fii lépp lu fi nekk jeune waxuma luy jeune mais lépp lu nekk mag mën nañu mobiliser wu si ginnaawam te bu ñu àndee ak suñu ay doole soit bu ñu fi fekkee du ñuy jël mais bu ñu fi fekkee aussi situation bu ñu fi fekk ñun duñ siy génn mais nag nit buy waree ñëw si yow te am fu mu war a féete mënoo lu dul accueillir que mu ñëw taxaw nga wax ak moom démb heure bi nii maa ngi xuloo fii ak ñu fi indiwoon moto pompe bi parce que duñ ñu indil fii moto pompe dem ba benn moment ñu bëgg ñëw jël si que ni duñ koy yóbbu beneen quartier parce que li par mooy comme li mu doon wax rek te je crois que ni ñun aussi ay doomu adama la comme ñëpp te képp koo xamante ni nag xëy nga toog nga xool Médina Marmial ba nga sous-estimé que daa toog benn moment boo xamante ni daañ la wan ni la ñoom am nañu force te Médina ku ko xam dëgg xam ni fii ñuy wax zone bii ñuy wax nii ci daaru bii nii électorat bi am Médina Marmial amul fenn ñun nag dama koy wax devant tout le monde ñun kenn takkuñu buum si baat du ma Samba du ma Demba kenn takkuñu buum si baat ñun su ndox la ñu juddoo lii jaaxaluñu mais nag jeune lañu quartier boo dem jeunes yi ñoo fa nekk mobiliser di liggéey seen quartier loolu moo tax ñuy liggéey pour ak suñu quartier ñi fi nekk di yëngu ñëpp ay membre ASC Médine lañu kenn fayu si kenn dërëm kenn defu si kenn ay volontaire la yoo xamante ni duñ ñëw rek xam ni seen quartier toll na si situation comme niñ koy defee chaque année ñu génn derrière le président derrière l'association pour le développement de Médina Marmial buñ ñu indilee dara jox ñu muy carburant wala dara ñu utiliser bu jeexee du ñuy ku nekk indi sa dërëm indi sa ñaar dërëm ñu dem indi utiliser léegi loolu ngeen ñu fekk moto pompe bi dafa jël ndox tàkkul depuis sànq ba léegi loolu moo tax ngeen fekk ñu toll si suya mais heure bi booy fii la ñuy nekk fii la ñuy fanaan biir siège baa ngi nii fii la ñuy fanaan chaque jour fii la ñuy nekk ba 4 heures du matin man 4 heures du matin laay gën di liggéey fii laa ne di bàyyi ñuy liggéey donc loolu kese wane na ni dynamique boo xamante ni moom la jeunes yi am fii nii maintenant nag comme li ma la waxoon sànq Lamine wax nañ yàgg nañu wax sa wax parce que moom daf ñuy invité si rajo du ñu fay dem parce que ASC Médine boo ko waxee si Ndar ñëpp xam nañ ko dafa ñuy invité du ñuy dem foofu di waxtaan ak moom am na yu bari yu mu ñu wax si yow. te ñu je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons fait le tour des quartiers sinistrés de la ville de Saint-Louis en tant que fils du terroir. Pour certains quartiers, je suis un des leurs, parce que je suis quand même de Saint-Louis. Nous avons constaté beaucoup de difficultés liées à l'évacuation des eaux pluviales. L'objectif de cette visite, c'est d'abord de leur témoigner notre soutien, notre engagement, notre compassion, mais également partager des moments très difficiles. Nous en avons profité également pour apporter notre soutien moral, bien sûr, mais également matériel. Nous avons distribué des motopompes, du carburant, des enveloppes pour accompagner, en tout cas leur permettre de subvenir à certains besoins. L'objectif, c'est tout simplement d'apporter notre soutien et de faire comprendre à tous les Saint-Louisiens, en tout cas toutes les populations sinistrées, que nous sommes derrière elles et que nous serons toujours avec elles, et surtout dans ces moments difficiles. Voilà, justement, par rapport à la situation que vous avez vue au niveau de ces quartiers, qu'est-ce qu'on peut retenir qui devait être fait? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail doit être fait par les autorités de ce pays. Et en l'occurrence, si c'est à Saint-Louis, les autorités municipales et étatiques. Il y a de ces zones où il y a beaucoup d'eau et ça nécessite des pompes assez puissantes qui tourneraient peut-être autour de 800 mètres cubes, voire 1000 mètres cubes. C'est de grosses pompes et il n'y a que l'État qui est aujourd'hui en mesure de le faire. Mais nous sommes obligés d'apporter notre petite contribution et c'est ce que nous avons essayé de faire en compagnie du colonel Kébé. Nous avons sillonné plusieurs quartiers de la ville de Saint-Louis. C'est ce que nous avons fait hier également dans la banlieue dakaroise. Globalement, c'est 18 motopompes que nous avons distribuées, une enveloppe qui tourne autour de 10 millions de francs CFA, plus de 3000 litres de carburant hier, 3500 litres d'eau de Javel. Voilà en grosso modo ce que nous avons pu distribuer aux populations sinistres. Vous avez été aussi accompagné dans ce travail?
par d'autres responsables. Mais écoutez, parce que tout simplement, nous partageons la même vision, nous partageons les mêmes objectifs, c'est d'abréger la souffrance des Sénégalais, c'est d'abréger la souffrance des Saint-Louisiens. Nous sommes des fils du terroir, c'est normal, au-delà de tout ce qui est clivage politique, au-delà de nos casquettes, c'est important de venir apporter notre soutien aux populations sinistrées qui en ont réellement besoin. suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Senegal7.com ñu ngi leen di santaat di leen gërëm bu baax toppoon nañ nag kii di président Bougane Gueye Dany président mouvement Gëm Sa Bopp dugg nañ Ndar jaar Sor jóge Sor jaar Pikine jóge Sor jaar Pikine jaar Bayal ten jigéen tey ñu mujjee fii ci Daaru fii nag bañ fi jaaree si jaar yooyu yëpp diggante démb ak tey kii di président Bougane Gueye Dany joxe na 18 motopompes joxe na ci xaalis lu tolloog 5 millions joxe na plus de 4000 litres de gasoil léegi nag moom jeexal na tournée bi jàppale na askan wi nga xamante ne diggante semaine depuis 15 jours ñu ngi ci biir ndox bi diggante Dakar mu jëkkee ko ca Kër Massar jaar ca Yëmbal jaar Buun Gannaaw Raay ñëw Ndar bi mu dëkk mu jàppale askan wi nga xam ne soxla nañ am nañ yitte ci ku leen jàppale.